salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi ancien ministre culture ci Sénégal waxtaan wi li ko gën a ëmb mooy coowal Idrissa Gana Gueye ca France ak coowal promotion góor jigéen ci sa gis-gis lu tax nga jàpp ni wala bokk noo gisee li tubaab yi bëgg a forcer nit ñi ne dañoo war a nangul nit ñi seen mbirum góor jigéen te kenn waru leen a bañ kenn waru leen a beddi ba indi coow li am fan yi ci football bi rawatina. jërëjëf Babacar li may njëkk a def ginnaaw bi ma sant yàlla moo di ñaanal Idrissa Gana Gueye ndax nag sagal nañu siggil nañu te jëmmal na li nga xam ni lii mooy sunu mbaaxu askan kenn duñu bundu xataal kenn duñu dugal ci lu ñu xamul su fekkente ne réew sàggan na ba say jikko yàqu nga bëgg laawaale ñeneen ñi am ngor war nañoo taxaw ne ñoo lànk li ñu war a laaj sunu bopp mooy njaaloo dafa aram mais mosoo gis ay nit di manifester pour ñu daganal ko astama góor jigéen dañoo foowe seen xel foowe seen bopp bugguñu ci yóbbaale ñun nag ñoo war a am fulla te loolu moo tax may gërëm ak di sant ay mbokk Idrissa Gana Gueye fi mu yaroo baax na lool def nañu ci moom li nga xam ni lii réew mi tey waroon nañu seet ku nekk ñu def ko ci yow ngir sa taxawaay ak foo mënti nekk ci àdduna jëmmal sunuy mbaaxu maam loolu laa ci wax pour le moment. Alaaji Amath Tidiane Wane est-ce que sentir nga ni ci wàllu woowule réaction yi pour jàppale kii di Idrissa Gana Gueye nekk na à la hauteur de luñ ko attaqué nuñ ko sonalee nii ku nekk gis na ko France wala feneen est-ce que sentir nga ni jàppal nañ ko nu mu waree. dañuy door am na lu door kenn mënul ne dooruñu président de la république sax def na ci tweet. tweet bi mënoon na gën a saf kaani ndax nag ëpp baax na ci laax bu tàng dafa am yoo xam ni dafay bëgg ëpp loxo. lan la waroon wax selon yow ci tweet bi. nee na mi ngi continuer li may wax laa xam dama la ne rafetlu naa mu def tweet. tweet bi mënoon naa gën a saf kaani fa laa ci yem man li may wax laay wax moom nag kilifa la am na xam-xam moom lañ jox lengi réew mi doomu réewam la ñuy attaqué li ci war ci poobar na ko ci def loolu mooy sama wax ci loolu. li ci des nag askan wi moom jël nañu seen motuwaay li ngay dégg ci rajo yi ci télévision yi ci réseaux sociaux yi ñi mënul wax ñu ngi ci seen i biir kër di ko naqarlu te dañu war a waajal nag li ci topp xamuñu ba fan lañu ci jëm ak moom kon du ñuy taal suñuy bal yëpp léegi nii dañuy xaar suñuy doxaatee jéego ñu ne ñu doxaat jéego. mais li may wax mooy. nañu taxawaay bu mat suñ ko faagaagalee moom. mooy sanction. suñ ko sanctionné moom danañu sanctionné keneen danañu sanctionné ñeneen li ñuy natt mooy ñun suñu pas-pas fan la toll. parce que du moom rek la ñu soxla moom nit kese la mais réew mi nga xam ne bii dañ fi bëgg a daganal loo xam ne lii suñu borom daf ko araamal loolu laa la wax ni nañ ko waajal. ndax suñu dóoree ci kaw nga waaf ñu ngi lay dóor ci suuf. nañu taxaw loolu mooy dëgg. léegi président de la République c'est vrai taxaw na taxawaay bu am solo ci mbiru Idrissa Gana Gueye mais en même temps mook ñi mu àndal ci politique am na mbootaay yu fi jógoon ne assemblée nationale dafa war a wote loi bu jëm ci gën a teengal daan yi ñu war a daan ñi ñu jàpp ci mbiru góor jigéen ci Sénégal criminalisation de l'homosexualité ñoom ñu lànk ba tëdd ci naaj bi. est-ce que waroo ak safaan amul ci seen taxawaay yooyu wala yow gisoo ni warees naa criminaliser mbiru góor jigéen. xam nga defe naa waa aar jikko yi ngay. sàmm jikko yi ngay junj foofu ñoom dañu tontu ñii def campagne ci àdduna bi pour que ñu daganal góor jigéen tontu bi mooy kon nag nañ ko criminaliser loolu c'est la réponse du berger à la bergère ma koy rafetlu te di leen ñaanal jàmm. mais li ma wax moo di
fii responsabilité individuelle la man ni ma ci amee responsabilité Babacar nga ci am responsabilité la ci Alioune am responsabilité ku nekk na nga teggi tuuma Assemblée nationale député yi yow woote ak yi wootewul ku nekk xam nga sa bopp mais li gën a garaaw yàlla xam na la xam na fan nga nekk xam nga li nekk ci sa xol dafa am ay mbir yoo xam ni du coow nii rek moo koy régler c'est des comportements c'est des attitudes fermes boo xam ne bii ku nekk na nga xam ni ëllëg da ngay wéet ci sa bàmmeel yow kott kenn du la fa fekk démb rek maa ngi dem ci benn suul dara dañ lay jël dugal ci biir bàyyi dem seen yoon sa sëriñ du fa toog sa papa du fa toog sa yaay du fa toog mais ñi dem ba léegi kenn dellu seegul war nañu toogaat Sénégal gis nga dañuy caaxaane loo xam ne lii di ko fooye di ko fooye di ko ree ak di ko kaf ba mu taal réew mi loolu mooy dëgg nañu taxawaat xoolaat sunu toogaay dëpp yoon nit soo demee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon tubaab yi seeni jikko dafa yàqu yaxeet ñu bëgguñu ci yóbbaale nañu lànk au niveau de la France concrètement lan lañ ban assistance lañ mën a war a indil kii di Idrissa Gana Gueye parce que quand même gis nañ ni au-delà de wax ji peut-être il faut une assistance juridique wala lan lañ war a. su jaree jël avocat sunuy fonds politique a ngi fii na président jël ci fonds yi ñu jël avocat yi gën a fort ci àdduna yóbbul ko loolu mooy dëgg su fekkente ne jar na leneen ñu def leneen mais bu ñu sàggan parce que du ni comme je dis du moom moo en tant que personne moo gën a garaaw li gën a garaaw moo di moom c'est un symbole. te xam bi mu xam ne moom c'est un symbole c'est un lion de la Teranga moo tax mu lànk li ñu bëggoon mu def ko taxawaay boobu ñun dañ ko ci war a taxawu jàppale ko ba fu mu yem neex. léegi tubaab yi ñu ngi ñuy bëgg a forcer mbiru góor jigéen ñu ngi ciy def doole léeg-léeg sax ci wàllu koom bu ñu bëggee ancien ministre nga. bokk ci gouvernement kon. gis nañ ni léegi bu ñuy sax aale xaalis mbaa di la dimbali mbaa di la tabaxal nangam dañ ciy laxas ne bul noot góor jigéen nan lañ mën a def ba loolu itam ñu am ci taxawaay boo xam ni duñ ñu ko forcer. li ñu war a def d'abord mooy dellu ca fa yëf yi doore yow yaa ngi ne da ñuy lebal yow yaa ñuy lebal yow mi ñëw jël sunu ay maam yóbbu esclavage ba léegi fayoo bor boobu. yow mi nga xam ni bii ba tey da nga ñu teg dette coloniale jël sunu genn wàllu monnaie di ko def ci say banque ñun ñoo amul fulla Babacar ñun ñoo war a taxawaay bu bees li xale yi di yuuxu ci monnaie bi ak ci yooyu yëpp mais c'est des problèmes de fond ñun waruñu woon waroo ci sunu biir sunu président dafa war a am fulla wax ak ñun ñu def benn équipe ñun ñëpp ñu taxawu ànd mais nekk fii di politique parrainage ko ay waxu gis nga. dañu toll foo xam ni Babacar mënatuñu continuer di fo. Sénégal dañoo def politique métier. mais non seulement dañu def politique métier mais nañ koy defee dafa taaruwul xanaa kay suñu la dénkee réew nga fexe ba yabeel bañ a am sa digganteeg yéen fan la ñu France demal kenn déggul kenn amul jàmm ndax politique bi. fan la ñu France demal ba mën a ñëw jël ay centaines de millions d'esclaves genn wàll gi mu sànni leen ci biir géej gi. ñeneen ñi mu yóbbu leen Amérique ñu tabax Amérique ba Amérique mel ni mu mel ñëw fii coloniser ñu jël ay nit ñu tabax otoraay ak seeni loxo ku dee ñu gas suul loolu lañ doon wax le travail forcé nekk fi coloniser ñu dem Berlin tas Afrique ba soo xoolee am na digganteeg Mauritanie ay seex yoo xam ni kenn ki mauritanien kenn ki sénégalais la mais coono yooyu yëpp nga teg ko askan ñu lay seetaan ñun ñoo xeebu ñun ñoo xeeb suñu bopp ma fàttali na maam da baax mos fi yooxu mu ni nit du xeeb boppam da ngay mën a am fulla am fayda pencum àdduna naw la mais fulla ak fayda boobu nag nga ko mën a amee dans une Afrique boo xamante ni wax nga ko conférence de Berlin daggati ko ku nekk am sa pàcc réew bu ndaw tey jii Afrique nu muy compter ci wàllu en tout cas commerce mondial même pas 2% nga gis ni matière première la ñuy jël fii yóbbu ñu transformer indiwaat yeneen produit est-ce que concrètement du loolu justement mooy problème bi au-delà de la colonisation bi ngay wax parce que même colonisation jeex na depuis très longtemps am na yeneen élite yi fi nekk xaajagul jeex fa ngeen defee erreur décolonisation c'est la volonté du colon indépendance c'est la conquête du pays
erreur sémantique boobu moo ñu dugal ci tuuxi duuna ñu ngi fii di célébrer chaque année 4 avril di défiler on n'est pas indépendant maa ko wax fii ci RFM. mais amuñu quand même un colon au palais de la République c'est le président Macky Sall moo fa nekk c'est un chef d'État boo xamante ni bon teint sénégalais. moom gaa waxaale moo ko parce que barki démb la fi ñëw. waaw mais Sénégal depuis 1960 en 1962 le reconquête am 17 décembre 62 les plus nationalistes ñu jël leen ne ràpp ci kaso bi. loolu moo fi dox ba tey. déglu ma bu baax dañu toll fi mu nekk nii dañu sës xam nga ñu mel ni man nga xam ni seeni tànk jëm ci bàmmeel soreetul nekkatuñu fi pour di wax ay wax yu neex kii wala yu neex kële tollootuñu foofu li ñuy wax moo di jéem a amal njëriñ sunu askan maanaam wax gune yi ne jóg leen taxawu seen réew tubaab yi ñoo fi indi parti dafay xàjjale 300 partis politiques ci réew mu ndaw mu mel ni Sénégal duñ ci waxtaan léegi waxuma la ñetti tarixa la ñu amul léegi xawma ñaata association diine ku nekk di woote te 17 millions lañu mais lii mooy lan duñu toog xam nga Serigne Mor Mbaye le psychologue wax na fi wax bu neex mu ni dañu war a def un ndëpp national dafa jot ñun ñëpp ñu ku nekk d'abord nga xoolaat sa bopp xool sa akulaay taala waxtaan ak say morom Sénégal kay fi mu toll doy na war man loolu laa gis. mais Amath Tidiane Wane yoon nekkee ngeen ci pouvoir quand même si je ne m'abuse yéen ak maître Abdoulaye Wade. nekkoon quand même koo xamante ni respecté nga ko lool. mais léegi nii qu'est-ce qui s'est passé pour que defu leen les réorientations nécessaires yi ngay wax noonu. laaj ko moom moo doon président man ministre la. mais waaw mais laaj yaa ngi woon foofu. non Alioune gis nga xam nga yéen da ngeen mën li polémique stérile. maa ngi lay wax sama wax nga may dugal ci ay nekkoon nga lii nekkoon nga laa maa ko nekkoon suñ ma ko joxaatee ma nekkaat ko mais li ma wax nii loolu laa gëm loolu laay doxal ci sama biir kër. loolu laa doxal ak samay njaboot loolu laay doxal ak samay xarit ñiy suivre samay publication ci réseaux sociaux yi ak fépp fu ma toog. lii laa mos a wax lii laa mos a wax déglu ma rek. au-delà de wax ji yéen nekkoon ngeen ci pouvoir vous avez été 12 ans au pouvoir yan réorientation stratégie ngeen def pour génnee ñu lu ngay. yow xam nga constitution Sénégal c'est le président de la République qui définit la politique de la nation est-ce que man la woon bàyyi leen wax yooyu teg ma président nga xool teg ma président. mais nekk des polémiques stériles arrêtons ça gis nga ce pays on ne peut plus on amatuñu luxe di wax ay waxu kasaw dama la ne yow man nañu taxaw remettre en question chacun ñu xoolaat suñuy trajectoire erreur yi ma def comme ministre de la culture j'assume peut-être def naa ay erreur la ma waroon defuma ko mais fi ma nekk nii 66 ans yi ma am laa la wax ne wax bu amul solo dootuma ko def. léegi na ñëpp taxaw liggéey am Pastef jublu ci liggéey bi bàyyi yu ñàkk fayda yeeg xuloo yeeg xëccoo politique ak dóor marto yeeg ñoom seen loolu yaa ngi koy wax ñeneen a ngi koy wax mais mbaa dina yomb fii bu ñu xoolee sànkar gi réew mi sànkar fi mu toll nii ak taxaw temm jàkkaarloog borom doole yi ne bitim réew bëgguñoo forcer ñoom li ñu bëgg. xam nga lan moo ñu dese booloo mooy doole Amath Tidiane di wax fii kële di wax fële ku nekk bëgg nekk ilimaan mënul nekk nañu defar sàppe benn sàppe ba mu jub ñu seet ñi mën a jiite ñu ne leen jiitul mais mënul nekk ku mu neex nga naan da ngay jiite ñoo xam ne ñi ñoo la ëpp xam-xam non man d'accord naa sàppe mais nañu wax ji ba pare teg ko ci kaw table bi ñu seet ñan ñoo ci ëpp xel bu rafet ñan ñoo ci ëpp fit ñu jiital leen ñu ñëm ñu topp ci. noo gisee alliance wàllu ak Yewwi. man détail yu wàllu ak Yewwi comme nee naa la déjà man nit ñu tubaab yi jàngalee politique premièrement la weddi xam nga gis nga nos problèmes sont des problèmes de fond mooy li ma la doon wax tout à l'heure dañu décoloniser mais joxuñu indépendance ñun xanaa mënuñu inventer ay institutions yoo xam ni yii c'est compatible ak li ñu gëm. ma fàttali leen ne sunu réew yi balaa tubaab bi di fi ñëw dañu amoon ay état wala loolu du état lañ koy woowe état rek mooy l'état jacobin centralisateur bi nga xam ne bii moom la fi tubaab bi indi. munuñu inventer des mécanismes de transmission du pouvoir des mécanismes de conquête du pouvoir yoo xam ne yii dana jox askan wi li nga xam ne lii moom noonu la askan wi bëggee ñu dundee. politique bi foofu de yaa Abdourahmane Diouf bokk gis-gis. mais kon nag c'est très bien. maa ngi koy nuyu di ko sant li ma la bëgg a wax mooy ñun mënuñu
toll foo xam ni fii tubaab yi nee naa la dañu màbb seeni jikko réew moo xam ni bii léegi mag day wax xale bu ndaw tontu la loolu dafa bokk ci lu baax. am na ay yoon. saaga yi nag. waxuma la saaga yeeg yu bon yi am yëpp. jikko yi man d'accord naa ci point boobu nañ ko xoolaat mais ñi am jikko yu baax ñu ngi ci dëkk bi. mécanisme de transmission du pouvoir boobu bi ngay wax ni peut-être troisième mandat bi mun naa am importance pour ñun lan la ñu war a def ci loolu selon yow. en tout cas ban troisième mandat. non mécanisme de transmission du pouvoir parce que gis nañ ñi ci lu bëri en tout cas suñu réew yi bu ñu defee 1 ou 2 mandats troisième mandat bi day nekk problème alors que peut-être dañoo verrouiller la constitution mais les gens trouvent toujours les moyens di ko déverrouiller pour jàll. léegi yow mécanisme de transmission pouvoir boo xamante ni mun nañ ko inventer au niveau africain wala ci Sénégal gi ban lay doon solo yow. xam nga lépp lu ma la bëgg a wax moo di am naa ci ay idées mais réew dañu koy waxtaanee nañu d'abord d'accord ci constat bi mooy on est dans l'impasse mécanisme institutionnel yi ñu am structure de l'État bi ñu am du ñu développer ba ilaa yow mi diini. doon na waar mu di premier point. Deuxième point. État africain yi morcelé depuis Berlin tant que démembré wuñu frontières yi changé man jàppuma ne war nañoo continuer di nga man sénégalais laa kañ nga nekk sénégalais indépendance bii rek on était malien parce que c'était la fédération du Mali tous les pays dañuy changer frontières yi dañuy changer yàggul on a vu ko yàggul mais li tax yàggul. mais contradiction yoo xamante ni diggante élite yi. mais tudd nga ko xam nga ma loolu j'ai même pas besoin contradiction yi diggante élite yi mais est-ce que peuple yi loolu lañ bëgg peuple yi bëgguñ loolu parce que peuple yi ñu ngi demlante di dikkante même bi ñu tëjee frontières yi ñi ñaa ngi dem di jëndi ay nag di dugal te dara mënu leen ko tere. parce que peuple yi am nañu ay canaux de communication. li koy jafeel mooy. africain yi ci seen biir itam. boo dikkonte beeg xeexoo bi du yombal booloowaat gi Amadou Tidiane Wane waxtu wi dafa jeex waxtaan mi am na solo lool yaakaar naa xëy na ñi ci war a jariñu ñeen ci di la gërëm encore une fois ci sa teewaay ancien ministre de la culture ñu ngi gërëm Ali Mouba gërëm Fati Dieng ñu yendu ak jàmm. jërëjëf. jaajëf Babacar Fall ñu ngi lay delloo ziar di nuyu suñu naataango yu nekk rajo Futur Média ngeen doon dalal Amadou Tidiane Wane nekkoon jëwriñ bi ñu dénkoon wàllu culture ci jamono joo xam ne ñu ngi ci biennale bi bu waaye revenir ci yeneen i édition et puis di leen fàttali ne aljuma bu jot ni ñu koy defee di ngeen am dossier culture un document réalisé également par Ibou Diouf et puis Souleymane dina teew ci jàngat bi ni ma leen ko doon waxee sànq tey nag mooy journée mondiale des abeilles. Chérif mooy Mafit moom nag daf ñoo indil ay yemb ci plateau bi naka nag la ñu nangoo ba nañu bàyyee suñu bopp ak Chérif ba mu indil ñu yemb yi xam naa ci kanam tuuti day ànd ak lem mais yemb du ay caaxaan te Chérif fexe na ba indil ñu ay yemb ci plateau bi wóolu nañ ko de bàyyee nañ ko suñu bopp Mafit jam yi li lem ja neexee la matt ba sax yal nañu yàlla dolli sutura ñu dem ci xibaar yi léegi ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw.